mbokki asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias 19h30 jot na xibaaru timis yi bokk na ci ponk yi gën a fës mbootaay bi ëmb ñi bëgg xeex ak yelleef hôpital Aristide Le Dantec jàpp ni kilifa yi bëgguñu saafara ci jafe-jafe yi ñuy dund waaye ñu bëri ci ñoom liggéeykat yi la ñu bëgg a sànk ba tax na am na doxub ñaxtu bu ñu nar a amal samedi bu 10h jotee ca place de la nation ba ca rond point bu RTS. ñi naan ñàkk leeraange dafa am ci projet jaay lenn ci suufu hôpital bi tabax la ca des jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram mi ngi leen di tontu moom docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nee na ku bëgg a def enquête parlementaire na def teg ci ñëpp ñiy waxu plainte nee na mi ngi taxaw di leen xaar. leneen ci xibaar yi taw yu bëree bëri moom moo daanu fële ca région bu Matam ak ay yàqu-yàqu yu mu jur lu ca mel ni ca Ourossogui ginnaaw kër yi marché central bi ak hôpital régional ba ndox ma dafa fees dell am na it ab dig bu ñu defoon ngir fexe ba ndox mi du lëjël dëkk ba waaye dafa mel ni taw yi yàq na ko. daanaka bettul kenn Ousmane Sonko dafa nar a samp ndëndëm ci élection présidentielle bu 2024 moom mi jiite Pastef nee na état bu Sénégal jamono ji mi ngi def kéem kàttanam ngir ne ko ràpp ci kaso bi ba du mën a bokk ci jongante boobu leneen itam lu mu yëkkati ni ay kàddu mooy tey la gën a bokk ci biir yeewi askan wi Synpics bi nekk ci RTS li ñu bëgg mooy Racine Talla tekki ndombol tànkam Abbas Sow di taskatu xabaar nekk secrétaire général adjoint bu bureau national bu syndicat bi ne ki nekk directeur général bi jamono ji dafa tële mënatu la yor kër gi kon na leen abal loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak mbootaay bi taxaw ngir xeex ak yelleefu hôpital Aristide Le Dantec ñoom ba léegi lenn ci liggéeykat yi lii seen ëllëg moom moo leen yitteel ña ca bokk dañoo jàpp ni kilifa yi dafa mel ni bëgguñu ay saafara waaye sànq ñenn ci liggéeykat yi moom la ñu bëgg te loolu dina jur njombe ci wàllum paj mi fii ci réew bi mbootaay bi ne samedi dina amal ab doxum ñaxtu doore ko ca place de la nation dem ba ca rond point bu RTS bu 10h jotee Mariam Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye teewoon nañ ci seen conférence de presse. Collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec li mu gis du lenn lu dul déguerpissement bu ñu teg ci ndodd liggéeykat yi ak maladie yi. rawatina loolu nee nañ plan de déménagement lañ amuñu plan de déménagement plan de déguerpissement lañ am pourquoi ma ne la li tax ma ne la plan de déguerpissement lañ am ñoom dàq nañ maladie te wéruñu ñoom dajj nañ suñuy bunt dem nañ ne bàyyi nañ bañ dem week-end ñu profité dajji suñu bunt dajji suñuy cellule jël suñu bagage sànni ko ci biti rawatina lundi ba ñu mardi ba ñu xëy di liggéey si ñu ne doo leen fi dugg yéen gis ngeen ko ñu rangal foofu yëpp ñu rangal ko ay alkaati ñoo xam ne def nañ fi 20 ans 30 ans de service hôpital Dantec lañ xam. moo ne am nañu ab plan ngir tabaxaat hôpital bi ci njëg bu gën a yomb plan bu ñu dekkilaat 2012 gannaaw ba ñu defee ay assises ci atum 2005. projet boobu 80 milliards la woon ca njëlbeen ba. ñu ne dafa cher ñu wàññi ko ba yóbbu ko 60 milliards projet boo 2021 lañ ko révisé wàññi lal yi 2022 bi lañ ko mettre en jour maanaam li nga xam ne moo valable woon 2012 xam nga du mën a valable 2020 ci lañ toog waxtaanaat ñu mettre ko en jour bi ñu ko mettre en jour projet bi pare na léegi projet boobu le directeur bi sukkandiku signé contrat ak benn promoteur sénégalais waa ji boucler na financement bi bu ñu ko woowoon suba mu commencé tàmbale 92 milliards yi waaw. fi mu ne nii liggéeykat yi dañu sax xamul fu ñu jëm. bi may wax ak yow xamuñu fu ñu jëm chômage technique la ñu yóbbu te xam nga ne chômage technique wóoru yow xam nga luy chômage technique bu yàggee xaalis salaire ba day wàññeeku bu yàggee dootuñu la jox dara parce que amuñu benn garantie bi ma toogee madame la ministre xam nga lu ma wax mu ne moom mënul jël benn garantie. waaw dina dem waxtaan ak ministre du budget ñu xool mais moom actuellement ni mënul signer benn kayit waaw loolu état ku bëgg a tabax dina doxalee noonu. ngir soññu état bi ci mu xoolaat taxawaayam ci dossier bi collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec dinañu def doxu ñaxtu samedi bi ñu jëm dox buy tàmbali fukki waxtu ci suba tàmbali ko place de la nation ba RTS.
jëwriñ bi ñu dénk wér-gu-yaramu askan wi te mu tudd ko léegi moom mi ngi tontu ñiy wax ni dafa am lu leerul ci projet jaay lenn ci suufu hôpital Aristide Le Dantec ak tabax bi moom docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nee na mi ngi xaar ñi ne dañuy def ab enquête parlementaire ñi ne dañuy plainte itam nee na moom taxaw na di leen xaar ndax waxtaanoon nañu ak kilifa hôpital bi yépp laata ñuy def lu ni mel dafa xëyoon moom docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye dem ci bërëb yi ñu toxal yenn ci service hôpital Aristide Le Dantec ñu déglu ko ci micro Fatima Touré ak Alioune Diagne. Ils ont conclu avec son excellence qu'on doit reconstruire Dantec. nga xam ni ñoo ŋànk hôpital Le Dantec commencé ko ci président conseil administration bi ñoom ñëpp dañoo demoon gis président de la république Macky Sall waxtaanee ak moom mbiru hôpital boobee et yéen ñëpp seetaan ngeen ko ci télé bi ba ñu génnee ñoom ci seen bopp ñoo wax ni d'accord nañu ngir ñu defaraat hôpital boobee ci 3 hectares. Il faut même pas essayer de me poser des questions. Le moment venu, faites vos enquêtes parlementaires, c'est votre... tey nag ku mu neex mun nga taxaw wax ni da ngay def enquête parlementaire loolee sa droit la mun nañ ko def dëkk bi dafa am yoon wante lu mu ci munti doon lépp rek dina leer. ku ma porter plainte ma wuy ji mais foog naa nag kenn du ma porter plainte état la ñuy porter plainte te état am na agent judiciaire de l'état buñ ci eggee ñëpp dañuy portante plainte ba ma porter plainte docteur kenn porter plainte mu mel ni njamala kaay wuy see ay kese. docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu wax ci leneen dem fale ca Matam foofu nag li fa daanu ci taw bëri na daanaka booy xool mètre ak genn wàll ca région ba yëpp ca Ourossogui ci misaal ginnaaw kër yi marché central ba ak hôpital ba fa dafa fees dell ak ndox ñi loru ci taw yooyu lay di ñaan gouvernement bi wala sax kilifa yëpp ñu ñëw wàllu si leen reportage Ali Bandel Niang kelage li ak téeméer ak ñeent fukki ak juróom-ñetti millimètres ca Oréfondé téeméer ñaar fukk ak juróom-ñetti millimètres ca Ourossogui ak juróom-ñeent fukk yu teg juróom-ñaar millimètres ca Ogo di taw yu bokk ci ëpp doole yi wadd ci diwaanu Matam di ab ndox bu bare di envahir dëkkaan yi rawatina dëkk bu Ourossogui fi nga xamante ni xayma nañoo gum lu ëpp téeméer ak juróom fukki kër yi nga xamante ni ndox mi nangu na ko ak ay dëkkuwaay yu daanu ci suuf. ndox mi lu ñu yàkkal munoo ko nat fii si Ourossogui néeg yi dara yi napp yi yëpp yàqu na lii defaraat ko sax problème la il faut gouvernement bi gestuñu ñin waa Ourossogui yàqale nañ yàq boo xam ne daa ëpp boobu nga xam ne xale bu tuuti mën na see tëdd xoolal ndox mi hay laamu pour ara ɗo anda caɗele yimɓe ɓe no mbayi tey jii benn doomi aadama nekkatul ci hôtel bi te mooy hôtel bu gën a mag ci Ourossogui liñ ci gën a jaaxal mooy biñ ko sancee ba léegi at bu jot ñu dund lii ay koppar lañ ci ñàkk ndax fi bërëbu liggéeykaay la ab doomu dëkk bi moom moo ci investir xaalisam ay doomu dëkk bi ñoo fi liggéey nguur gi bi ñuy defar yoon bi lañ leen waxoon ne li pont bi ñuy def fi dafa tuuti mais faale wuñu li ma jaaxal sax mooy kilifa yi dafa mel ni li ñuy dal ñoom yëguluñ ko sax seen yaram 30 centimètres ndiyam ɗam ene jogii hauteur plus de 4 mètres 6 mètres ca marché central bu Ourossogui nga xam ne yàggul dara ab lakk moo fa jaaroon ba yóbbu lépp tey jii itam ndox mi dafa ñëw tas yaakaar commerçant yi doon commencé bëgg a jëlaat ab seen business. ñu dimbal ñu parce que sonn nañ ndax dégg yàlla sonn nañ sam place moom la pour mais ñu suñu bagage dañu set suñu bagage lii tam ni yokk na ñu ngi ci problème la ñu nekk ci marché bi. ndoxu taw bu bare bi itam daal dinay daaneel dëkkuwaayu infirmier chef de poste bu Sinthiou Garba ndox yi nga xamante ni ñooy daw jógee ca jéeri ba di wutari doxub Sénégal gi bàyyi wuñu hôpital bu Ourossogui ndax ndox bu bare moo ko envahir ba tax sax kilifa yi mujj kon déployer ab moto pompe ngir kon mën a fexal ña fa nekk. ba léegi foofu la ñuy des ca région bu Matam préfet bu Matam moom ñëw na ngir xool yàqu-yàqu yi ñu nemmeeku foofule rawatina ca Ourossogui ñu ne am na ay moto pompe yu ñu fa déployé ngir fexe ba ndox mi génn foofu ca hôpital ba préfet bi moom mi tam mi ngi sàkku ci ay kilifam ñu gën koo dollil ay jumtukaay ngir ñu jële fa ndox mi Souleymane Ndiaye lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ali Bandel Niang. tey dañuy yeewu ak taw bu bare fii ci diwaanu Matam département Matam waaye département bi yëpp moom moo am ndox tey boo duggee biir Matam di ko gisal sa bopp alors bi loolu amee ñu ngi fii ci Ourossogui di jéem a xool naka la ñuy évacuer ndox yi actuellement fi nga xam ni moom moo gën a sensible ci ñun mooy hôpital Ourossogui bi nga xam ne ndox bi daf ko nangu ak poste de santé Sinthiou Garba foofu la ñu engagé actuellement suñuy moyens ak sapeur pompier yi moo tax yóbbu nañ fa fu ci nekk ñaari moto pompe pour ñu évacuer ndox bi ñu génnee ko bu ñu jógee foofu
am na yeneen ñaari moto pompe yu ñuy def ci route nationale bi fële ci booru kër Thierno Aliou Thiam fi nga xam ni foofu aussi kër ya nekk ca boor boobu yëpp ndox bi daf ko nangu alors bi ñu duggee biir Ourossogui seetlu nañ ni lu toll ci téeméeri kër ak lu topp ndox mi nangu na ko ak am nañ aussi juróom fukki bâtiment yoo xam ne nii daanu na loolu yëpp dinañ continuer recensement bi de manière exhaustive comme ça ñu jéem a rendre compte autorité bi. ca Thiès tamit bëri na ay quartier yu ndox mi fees dell foofule rax ci dolli canaux ya fa nekk dafa dem ba màgget lañ fay nemmeeku itam mooy ay yoo wala yeneen sax dañ fa bëri te mën na jur ay jàngoro ci askan wi ba tax na agent yu service d'hygiène demoon nañu foofu ngir pomper ko ngir moytu loraange yooyu mu mën a jur. reportage Cheikh Anta Diop say laatiya. ndoxum taw mi li wadd fii ci diwaanu Thiès bari na lool quartier yu bari ci Thiès ndox mi daanaka dafa taaju rawatina quartier yu mel ni Ngent ak Petit Thialy ndox mi tax na ay yooyu bari lool ci quartier bi loolee tax waa service d'hygiène jóg doon ko pomper ngir aar askan wi. wala weer bu ñu jóge bi nii sax mooy taw yu bari donc taw yooyu ndox mi dafa taaju si biir dëkk bi am na yoo xam ni demuñu donc bu fekkee demuñu dafay nekk li ñuy wax bërëb boo xam ni. xeeti yooyu bëri dañ fay juddu lu ñu nemmeeku aussi mooy gis nañu ko nit ñi dañuy jàll ndox yooyu ak seen tànk lu mu mun a jur mooy que mu am yenn xeetu feebar yoo xam ne moom ak mun a jàpp deru nit ki. ñetteel buñ gis bi nga xam ne dañ koy tàmm di ràññee bu fekkee nawet jot na mooy ndoxu taw boo xam ne dafa jaxasoo ak ndoxu fos mun na nekk fosse yoo xam ne si biir kër yi la mais mun na nekk même fosse yoo xam ne dañu jógee si canalisation bu fekkee bërëb boobu canalisation bi dafa am ay jafe-jafe pour fonctionner. loolu lu mu mun a jur mooy yenn xeeti feebar yoo xam ni li tubaab di maladie di périfécale mun a juddoo foofu donc loolu la service d'hygiène xool ne lii il faut ñu yëngatu pour mën a aar askan bi si jàngoro yi. gis nga waa agent service d'hygiène ñu yore ay pompe di pomper loolu day tax ñu mën a def lu ñuy wax ay opération de désinfection ak de désinsectisation. am nañ ay jumtukaay yi ñuy jox. borom kër yooyu pour que ñu mun a gën a farlu si wàllum raxasu loxo ak saabu ay eau de javel ñu tàmbale ko fii si quartier Petit Thialy bu Thiès dinañ ko yeesalaat. chef régional service d'hygiène bu Thiès nee na ndox mi taaju fii de ay jàngoro yu bëri lay jur. maladie vectorielle yi mooy feebar yoo xam ni moo ay xeetu yooyu ñooy ànd donc loolu mun nañ si nemmeeku lu ñuy wax paludisme mun nañ si nemmeeku dengue mun nañ si nemmeeku lu ñuy wax fièvre jaune. am na yeneen xeetu feebar yoo xam ni tàmmuñu ko gis fii Sénégal sax li ñuy wax chikungunya li ñuy wax fièvre Zika donc ay vallée du Rift Crimée Congo yooyu yëpp dafa nekk ay xeetu feebar yoo xam ni mun na fa jóge. sage-femme bu dem à la traité dëkk fii ci quartier bi nee na lii de lu baax la ndaxte ndox mii de taaju bi ak doomu jàngoro yu muy jur de indi na gàllankoor ci askan wi dëkk fii. larve yi ñoom ñooy nekk yoo léegi si kër yi yëpp dafa fees dell ak yoo waaw soo toogee ci timis bi jotee bëccëg sax yooyu dañ lay matt yoo ku nekk xam na ne moom mooy joxe pali lii moom. su fekkoon ne ñu ngi koy def peut-être tous les 15 jours sax baax na. ay opération yu mag nag daañu ko wéyal ci fan yi di ñëw pompewaat dëkk bi puudar ko ngir fexe nag ba xeex yooyu yi nga xamante ne dañuy jur ci ndox mi. Ousmane Sonko ne dina samp ndëndëm ci présidentielle bu 2024 moom mu ngay artu président Macky Sall moom mi jiite Pastef li mu gis mooy njiitu réew mi jamono ji mi ngi def kéem kàttanam ba ne ko ràpp ci kaso bi ba du mën a bokk ci jongante boobule ba tax na mi ngi woo ay militant am ñu gën a taxaw tey jile Ousmane Sonko doon janoo ak presse bi ñu déglu ko ak Alhassane Ba Thierno Laurent Mendy. man mii de Ousmane Sonko. candidat la ci élection présidentielle 2024 incha allah bu ma ci génnee ndogalu yàlla dama naan bu ko sama parti nangoo parce que dama bokk ci parti boo xam ne dafa am nu muy doxee wax naa leen li ñu war a def waaye su ma ko daaneel naa leen wax nag li nga xam ne mooy ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexe subaak ngoon guddeeg bëccëg pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yàq projet bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi yàlla def ci lim ciy def nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàddu gu ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausses nouvelles wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yitte bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso
moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème mooy ni ñuy fexe ba am benn condamnation même su dee au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024 moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waru ñoo ëpp fulla moom Ousmane Sonko muy fàttali ni déggoo bi dox diggante Yewwi Askan Wi ak Wallu dañ cee ne amul kenn ci ñaari coalition yooyu ku am sañ-sañ dem bay waxtaan bay juboo wala sax ànd ak majorité présidentielle mu ne parti bi di Pastef tey la gën a nekk ci biir Yewwi Askan Wi te dinañ def seen kéem kàttan ngir lëkkaloo bi diggante yi Yewwi Askan Wi ak Wallu gën a dëgër moom mi jiite Pastef itam ne dina am lu toll ci fukk ak juróom daanaka ci ay projet de loi yu ñu bëgg a yóbbu ci assemblée nationale bokk na ci fexe ba ñenn ñi ñu jotaat seeni droit civique ca RTS mu ngay wéy ba léegi di am ay jafe-jafe Abbas Sow di taskatu xabaar nekk secrétaire général adjoint bu SYNPICS li muy naqarlu mooy yorin wu bon bi foofu ca société bi nee na Racine Talla na leen abal muy directeur général bi ndax jamono ji mënatu la yor kër googu Abbas Sow moo doon ganu Infos Matin ñu déglu ko ci micro Cheikh Diop ak Diafara Ba. yi ñu nekk yëpp tout dafa am ñoo xamante ni ci biir RTS dañuy xupp di ñu dëkkuloo fu ñu dëkkul mais li ñuy wax jafe-jafe yi dafa bëri trop ci lépp lu jëm ci wàllum tasum xibaar nga xam ni dañ koy lëkkale ak lu jëm ci wàllu service public de l'audiovisuel moo xam Soleil moo xam RTS moo xam APS ak yeneen kuréel yoo xamante ni ci fànn boobu la ñuy yëngu li nga xam ne nag mooy ci lu ëpp te ñu di ko naqarlu mooy xupp yi léegi dafa jéggi dayo menace de mort ñu ni déetawaay léegi dañ lay taxaw di la tiim di la saaga loolu nag faw mu dàkk li koy dàkkal nag mooy dinañu jël mboolem matuwaay ànd ak ñu war a àndal ngir nag xeex loolu li ci des nag mooy jafe-jafe yi ci biir Soleil ci biir RTS ci biir APS dafa rek léegi jéggi dayo li ñu fi gis léegi mësu fi am ñu toog Soleil di toog ñaar ñetti fan yoo xamante ni du ñu diffuser RTS même jafe-jafe yooyu la ñuy am moo waral ñuy lancer appel travailleurs yi pour que ñun ñëpp ñu defandoo suñu bopp benn say xeex li nga xamante ne moo fi am ngir ñu mën a sàmm suñu àq ak suñu yelleef. ci mbirum tasum xabaar ba léegi li média sax li ñu nemmeeku mooy Dakar amatul fréquence FM bu disponible xibaar bi tukkee ci directeur général bu ARTP moom Abdoul Ly nee na bëri na ay fréquence yoo xam ne dañ koo am te kenn jëfandikoo ko mu ne buñ toogee ba jamono dinañ ko nangu dem jox ko ñi ko yittewoo direction gestion fréquence yu ARTP dañoo amaloon ndaje bu ñu jagleel ci naka la ñuy def ba joxe fréquence yooyu fii ci réew mi dañ ciy déglu Abdoul Ly directeur général ARTP ci micro Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy. ARTP daaw defoon na benn campagne d'audit pour xam nit ñi nga xam ne jox nañ leen ay fréquences ndegam ñu ngi koy utiliser wala utiliser wuñ ko ñi nga xam ne jot nañ ci gis ñoo xamante ne utiliser wuñ ko nangu nañu fréquence yi te itam fréquence dafa di loo xamante ne buñ la ko joxee da nga ko war a utiliser de façon responsable duñ la jox fréquence nga ciy def loo xamante ne du yoon képp koo xam ne jox nañ dénk nañ la fréquence boo ko utiliser ci anam yoo xamante ne moom la réglementation bi permettre dañ koy nangu donc ARTP loolu yëpp il faut nit ñi xam ko. xam nga tey képp ku jóg rek bëgg na am rajoom fii à Dakar amatuñu ay fréquences dans la bande FM daaw defoon nañ ni mu ko waxee léegi benn campagne d'audit dinañu continuer aussi def yeneen campagne pour que ñi nga xam ne ñu ngi yor ay fréquences utiliser guñ ko ñu nangu ko jox ko ñi nga xam ne soxla nañ ko parce que fréquence tam dañ koy liggéeyee nit ñi dañ koy liggéeyee di ci créer ay emplois di ci créer de la richesse donc les fréquences dormantes yoo xamante ne joxe nañ ko te utiliser wuñ ko jotoon nañ ci nangu yeneen dinañ def yeneen campagne pour seet ñi nga xam ne jox nañ leen dénk nañ leen fréquence utiliser wuñ ko. Fissel mi ngi ci département bu Mbour foofu lañ fa seetlu mooy ñaar fukk ak juróom-ñetti village ya nekk foofu booy xool juróom-ñeenti képp ñoom ñoo am ndox juróom-ñetti ñoo amee courant teg ci ña fa yeewu dañoo bëgg ñu def tali te yoon bi dox diggante Thiadiaye Fissel ak Ndangalma te seenu gis-gis ñu boole leen ci PUDC di programme d'urgence de développement communautaire mooy tax seeni tawat yooyu yëpp mën a saafarawu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu teewal ca Mbour. lii du guléet waa Fissel di ko def saa su ne dañuy fàttali njiitu réew mi jafe-jafe yi nga xam ne seen dëkk bi mu ngi koy jànkonteel ndax ci Fissel dara amu fa. village yu bëri fii électrifié wuñu leen mën naa jël exemple village yu Ndiassane ñoom dañ ne poto yi dañ leen romb te ñoom duñ gis courant
loolu aussi anomalie la. fii biir commune bi ci boppam nañu état bi dimbali ndox mi doyul robinet yi boo demee ci village yi fii ndox mi bu ñëwee 3 heures du matin lay doon xelli tuuti fay waaw mais loolu lan la ba pare facture yi bu ñëwee aussi kenn xamul lu muy doon. ñi dëkkee Fissel di wéy di xamle ni fi mu ne nii tali yu bari war na fa mën a am ngir dëkk bi mën a naat ndax dem fa ak jéggi siraat lu leen wutale bariwul. maanaam goudronnage bi nga xam ne moom moo jógee Fissel jaar Mbaafay dem Ndondol dem Altu Ndangal ma Mbaafay bii day mooy poumon économique bu Fissel diggante Fissel ak Njagañaaw benn arrondissement la boo leen fa bëggoon dem tey vous allez avoir des problèmes parce que amul yoon bu fa ne soo leen wiréwul ba Sandiara te yoon booboo gën a tee bon. ñoom ñi nga xam ne sax ci coalition Benno Bokk Yaakaar bu Fissel la ñu nekk ñuy yokk di xamle ni élection yi ñu génn seen bërëb boobu am nañ fa victoire léegi li ñuy xaarandi mooy njiitu réew mi li ko war digganteem ak waa Fissel mu def ko. Macky Sall mënul 4 élections yépp fii mu gañe ko sunu maire bi xale la da ko war a gestu. dañoo bëgg mu dimbali ñu jàppale ndaw yi jeunesse baa ngi nii kenn liggéey amu fi jàppale jigéen ñi. financement yi na ñëw nit ñi mën a gis seen bopp ñu liggéey. ci fàttali commune Fissel nekk ci département bu Mbour lu ëpp 40,000 doomu aadama ñoo fay yeewu bés bu ne. COSFIEL bu ngeen ko déggee mooy comité sénégalais bi ñu fi taxawal ngir kaaraange ñiy jëfandikoo wàllum courant moom joxe na lu toll ci 8 téeméer ci ay kit ay électricien ginnaaw ba ñu leen doon tàggat fii ci région bu Dakar loolu dina mën a tax ba ñuy moytandiku bu baax a baax yenn ci accident yi ñuy nemmeeku ci kër yi te muy laalee ak courant Mamadou Lamine Ndiaye moom moo jiite COSFIEL ay kàddoom ci micro Fatou Bintou Conté. tous les électriciens installateurs dañu recensé teel bi muy commencé activité bi dafa recensé installateurs yi nekk Sénégal gi yëpp tous les électriciens installateurs dañu recensé bi ñu leen recensé ba pare ñu ne comme dañu démarré Dakar kon nañu formé installateurs yi nekk Dakar loolu taxoon ñu formé installateurs yi nekk Ndakaaru Njaay gi yëpp donc tey liñ leen digoon lañ leen la ñuy mottali mooy lan mooy bañ leen di formé dañ leen waxoon dañ leen accompagner ci ay moyens logistiques donc loolu tax tey ñu jox leen ay kit installateurs yoo xam ne dana leen permettre ñu def seen liggéey nam ko waree parce que électriciens yi aussi donc ñi ci ëpp amuñu matériel 500 électriciens loo xam ne jox nañ leen tey ay kit bi nag matériel boo xam ne li ñu tuddee outillage seen jumtukaayu liggéey moo ci nekk ci biir. am na benn jàngat bu ñu def ci kéew mi ak alam bi waaye li ñu gis mooy am na ay njeexital yu pétrole bi ak gaz bi fële ca Saint-Louis bés bu ñu demee ba di ko deqi lu mu mën a jural foofule ci wàllum kaaraange ak askan wi ni ñuy dundee foofu Lex Africa moo tënk lu ni mel ci document bi ñu ngi wax itam li mu mën a indi ci ñi fa yëngatu ci wàllum koom waaye ñi dëkkee ci pegg boobu itam Elimane Kane jiite Lex Africa mi ngi ci indi ay leeral ci micro Seynou Diop. bu njëkk bi mooy risque bu jëm ci alam bi maanaam les risques environnementaux bi stop mooy risque bu jëm ci wàllu koom bi ak dëkkuwaay yi socio-économique bi stop mooy risque yu jëm ci wàllu kaaraange sécurité. donc bu si ne gis nañ ne yu bëri yu am solo ñu ngi ci yoo xam ne ne soit lenn ci am nga jóg fexe ba risque ba du am. wala risque bi dina am waaye su amee di nga mën a am ay moyens yooyu def ba nga wàññi li nga xam ne mooy nu mun a war a gaañee. bi loolu gis nañ ne déjà quelques installations yi am far nañ ko def ko tëmbal ko ci biir am na déjà yu mu commencé am parce que day xëcc géej gi day xëcc ay yenn éléments écosystème bi day xëcc jën yi tamit te gis nañ ne am na mool yu commencé sax di fa jéem a dem te loolu dafay indi ay danger. parce que ñoom fu mbir mi ne rek la ñuy jéem a dem parce que ñoom xam nañ géej gi bu baax. ñu jàll ci tàggat yaram rugby dañ koy gën a gis ci góor ñi waaye am na ay jigéen ñu koy def fii ci Sénégal ngir gën koo mën a siiwal dina am benn événement bu ñu organiser samedi bi ca Yoff ndax ñu bëri xamuñu ko ay jafe-jafe la ñuy dund yenn saay ba tax lañ ca bëgg yëpp duñ ko am ba bu ñuy dem ci yenn ci ay tournoi lañ ca bëgg yëpp kon daanaka duñ ko gis Cheikh Sadibou Diarra ak Mamadou Ndiaye. bu juróom ñaar bi wala bu fukk ak juróom bi rugby bi mu ngi wéyal yoonam fii ci Sénégal ginnaaw fukki at mu nekk ci ndorteelam bu jigéen ñi doxagul noonu su fekkee ni sax am na championnat teg si di génn ci ay jongante ci yeneeni réew dafay jànkonteel
ak jafe-jafe yu bëri. pour championnat yi rek c'est tout un problème pour organiser ay championnat yu jigéen rawatina instant yi fi ñuy préparé woo di pare suñu compétition yi ñuy war a dem nii métti na ndax boo xoolee amuñu sax terrain boo xam ne war nañ fa mën a entraîner n'est-ce pas par rapport ak loolu tamit financièrement matériel yi ça manque et tout problème yi daal bëri na trop ñuy jànkonteel pour ci rugby féminin. c'est une discipline aussi qui se vale comme toutes les autres disciplines ndax ñu ngi dem compétition ñu ngi rapporter ay coupe bien vrai que bëriwul aussi et pour indi coupe yu bëri il va falloir beaucoup de compétition te loolu amuñu ko fii nii Sénégal donc ñu ngi ñaan ñu ñëw indi seen loxo jàppale ñu buux ñu jëm ci kanam. mu nekk ci wàccaay éliminatoire mondial yi ci weeru octobre bi di ñëw rugby jigéen ñi bu Sénégal bi am yéene attirer nit ñi ci benn xew-xew bi ñuy amal ci gaawu bi. am nañu programme bu nar a am Yoff BCEAO incha allah donc ñun la rugby la ak yeneen discipline yu aussi yu am comme badminton volleyball foot flag day am donc ñuy woo ñëpp ñu ñëw massivement ñëw découvrir discipline yooyu noonu nga xamante ne xamuñu ko fii nii ci suñu réew ñu ñëw participer en masse découvrir ko. bëgg ko aussi jàppale waale ñi nga xam ne ñoo ne ci discipline yooyu noonu. instant yi ñuy waaj compétition bu nar a am Tunisie éliminatoire coupe du monde incha allah en octobre bii nii soobee yàlla moom la ñuy préparé. jamono ji nga xam ne footballu jigéen ñi jox nañ ko cër bu mot sëkk rugby jigéen ñi moom mën na indil lu bëri sport bu Sénégal su limu jonganteem yi ak ñi ciy yëngu yokkee bu baax a baax. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra fii la ñuy yem ci xibaaru timis yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun 20h incha allah Chérif Diop dina fi teew ci journal bi en français di leen ñaanal ngeen fanaan ak jàmm jërë ngeen jëf.